Ça, c'est Youssou Ndour. rafetlu di bàkk télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ciy gën a fës coow li ci biir parti socialiste ak dogalu secrétariat exécutif national fas yéene génne kon ñenn ñu nekkoon ci parti bi demee ni ñoom Khalifa Sall Barthélémy Diaz ak ñeneen boobee dogal na nga xamante ni noonee la ñu ko gisee moo di weesuwul bëgg a dëggal leadership bu Ousmane Tanor Dieng jox ko kilifteef Momar Dieng moo gisee noonu Momar Dieng analyste politique xam le ni ay weer moo des kon ci congrès bi kon parti socialiste mooy doxale noonu ngir la mu bëgg a jëf ca ndaje ma ñu jëf ko dindi lépp loo xamante ni daf leen di kon yàqal wala mu teelee na doxal nañ ko bëggalee Mamadou Thior xam le it ni am na risque yoo xamante ni ma nga ca ñañu dàq nag ñoom gis nañ ni du kenn moo leen mën a génne kon ci biir parti bi jamono joojee ca biir APR fële ca Guédiawaye ndaw ña ngay xiiro ak ŋaayoo jàpp ni nag ñaari ndaje sax la ñu mujjee amal doon janoo ak waaye taskatu xibaar yi ku ca nekkoon ak saboor xaajalo googu ak la ko jur dees na ca indi ay leeral SAMES kuréel gi ëmb ay ak docteur ñoom amal na ñu am ndaje sàkku kon na ci seeni ñooñ ñu taxaw ndax ñi ngi dëgmal lu jëm kon na ci plan d'action mobilisation la ñu bëgg ngir pousse nguur gi mu daal di respecté kon ay engagement la mu diggee woon ak ñoom mu jëfee ko wak docteur ba tey ji di artu ci lu jëm ci wàllu ko tux mi ci tout tànk yi téeméeri gone yoo jël ci góor ñi diggante fukki at ak benn jàpp fukki at ak ñaar fukki yee ña ngay tux fukk ak benn yi ci jigéen ñoo amalam ndaje doon waxtaanee taxawaayub kon média yi ci xeex tuxum cigarette ci Sénégal bonk yaa nga kon mbokk yi ni studio ñu yaatal ko. mbokk yi dellu nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias doore ko ak xibaar bu tiis bi génnu àdduna général Boubacar Wane ancien aide de camp Abdou Diouf nekkoon fii njiitum réew génn na kon àdduna ci altine ji ci suba gannaaw feebar bu ko yàgg tëral moom moomee jiite woon na fi ENSOA Prytanée militaire laata moo nekk aide de camp ancien président ñu jàpp ni ko amoon diine la ku it woyof foon loolu waaye nekkoon it koo xamante ni wàllu ko secret xamoon nañ ko ci mën koo téye moom général bi laata ci kon muy génn àdduna sax takkaloon nañ ko grade officier d'état-major particulier ci kon li nga xamante ni nag moom moo di naqar wi nga xamante ni dal na ci kaw ñabootam ñuy nangu dogalu borom bi groupe Futurs Médias di jaale di mastawu ñi nga xamante ni ñoo di ay mbokkam ak ay jegeñaaleem crise ba ca biir parti socialiste nag mel na ni njaw des na xambin coow li jeexagul gannaaw ba ñu jëlee dogal génne ñenn ñi ñu tuumaal leen kon doxalin ni dañoo ber seen yoonu bopp ñenn ca ñoom kon tontu nañu ci demee ni Banda Diop maire bu Patte d'Oie xam le na ni parti bi ñii nga xamante ni ñoom ñoo nar a doxale noonu amuñu sax sañ-sañ di leen ca génne te jamono ji waroon nañoo tal leneen ci biir PDS Pape Fara ñi ngi Abdoulaye Diallo. kenn mënuñoo dàq ci parti socialiste. tontu boobu la Banda Diop jagleen ñi di secrétariat exécutif national ñi nga xam ne ñooy naataangoo Khalifa Sall ñu dàq leen ci biir parti bi ndax ñoom lépp lu parti bi décidé rek duñu ànd ak moom. seen ak comité central ñoom seeni
pouvoir su fekkee juumuma ci texte yi li mu wax ñoom seeni pouvoir pour su fekkee jël nañu décision ci bureau politique bi ndax xam nga congrès la ñuy faral di def su ñu defee congrès nag bi ci topp comme instance bu dëgër bu mag mooy comité central bu ñu jëlee nag décision yooyu en général bureau politique ak seen ñoom ñoo koy appliquer donc mënuñu jël ay tey mënuñu transformer bureau politique bi comme benn comité central loolu moom xam nga bureau politique moom décision bu mu jël ay la yoon décision wu naka sakandang la rek mais du décision boo xamante ni ñun war nañ ko mën a accepter. maire bu Patte d'Oie ne statut ak règlement yu parti yi kenn respecté wu ko te yenn ci kuréel sax gën nañoo daje. ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a xool est-ce que parti bi ni mu war a fonctionner ci wàllu ay instance ay kuréel yoo xam ne dañu war a jël ay décisions est-ce que mu ngi koy def ñoom ñoo war a xool ndax ba ñuy dem pour ànd ak ay coalition ci élection législative yi est-ce que ba ñu koy def ñoom dañoo woote comité central bu leen ci jox ndogal ak sañ-sañ man de gisuma ko. décision yi ñun en tout cas ci li ma jàng ci parti bi décision yëpp ci comité central lañ ko jëlee te sentiruma fenn fu comité central réunir pour wax ne ñoom nañu ànd fii ñëlee nañu ànd fële. lu mu ci mën a doon mu ngi tàllal naataango socialiste yi ngir ñu fexe nu ñu dajale seen parti bi moo gën ñuy dàqee. li ëpp solo mooy balaa ñuy wax waxi dàq yooyu di indi débat bi feneen mooy nanu fexe ba dajale kër gi ñi fi nekkoon di doomi Senghor di sëti Senghor ñu fexe ba dajale leen te itam xam ne parti politique moom dafa am objectif boo xam ne moom bu ko wàccee rek nekkatul parti politique. lu nu mel nag dina gën a indi fantasiro ci biir parti bi ndax ñi ànd ak Khalifa Sall ñoom ba léegi ne nañ ci parti socialiste ci la ñu bokk te kenn mënu leen cee génne. Barthélémy Dias mi nag dina samp ndënam ci secrétariat général parti socialiste jéem a jiite parti boobu loolee taxul kon ñoom ñu jël dogal génne ko ca moo ko ñeneen ñi demee ne Khalifa Sall niñ ko waxee Aïssata Tall Sall ak ñeneen ñi maître Moussa Bokar Thiam moom moo xam leen lu mel moom porte parole adjoint bu parti socialiste gis ni ñoom ci seen bopp ñoo dàq seen bopp ci biir parti bi moo doonoon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi ñu teewlu ay kàddoom. ñooñu ngeen wax noonu. depuis presque mën naa ne ñaari at ak genn wàll ñoom nekkatuñu sax ci parti bi du ñëw réunion parti bi élection yi parti bi def yëpp ànduñu ak parti bi donc ñooñu bokkatuñu ci parti bi donc man bëgg naa ci naw naa ci homme politique bu fekkee da am choix boo def da nga koy assumer ba mu leer nga def jël sa choix jël sa responsabilité xam ne parti bi ni muy doxee neexu la wala li nga bëgg ci parti bi amuloo ko ci nga génn sax ne man bàyyi naa parti bi mais ñoom d'ailleurs ñoom waxuñu bàyyi nañ parti bi mais seen jëf yëpp mooy jëf koo xamante ne bokku ci parti bi. bu parti bi ne oui nga ne non bu parti bi ne nañ dem élection nga dem ber sa daara dem sa côté mais loolu du démocratie sax d'ailleurs parce que non duñu leen dàq parce que xam nga Sénégal ñoo dañu am tradition masala tradition effectivement bàyyi leen ñu xool si peut-être ay weer bu jàllee seen xel dina dellu si ñu xam ne ñoo juumoon parce que ñoom parce que réalité mooy lan élection ñu dem yëpp ñoom dañ koo lajj donc ñoom xam nañ dañoo juum fu ñu nekk ni du yoon bu baax bi mais peut-être am nañu kii pour am nañu peut-être amuñu peut-être comment dire kii de venir rapidement d'être d'accord de venir da xam ne juum nañ ñëw baalu ak xam ne juum nañ ñëw duggaat ci rang yi peut-être que dañoo xaw a rëy moo tax mënuñu ko def mais ba léegi ñu ngi toog ci mbedd bi di wax ci turu dogal boobu nag bu ñu ko jëlee ci biir parti socialiste weesuwul bëgg a joxaat gëdd Ousmane Tanor Dieng leadership am kenn bañ ko kon salfaañe wala di ko kon jéem a am noo xamante ni war nañ ko mën a wàññi boobee cër Momar Diong analyste politique moo xam ne lu ni mel rawatina nee na waxtu yi nga xamante ni ñu ngi dëgmal ab congrès ci biir parti socialiste fekk lépp lu ñu jàpp ni dëgg ci tànkub Tanor ñu sippi ko Mamadou Thior moom it xam-xamam màcc ci wàllu ko politique gis na ni loolee nag. am na ay risques ñooñu ñu bëgg a génne ci parti bi Alassane Diafara Ba. njàngatub génn bi lu leer la bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi Momar Diong jàpp ni Ousmane Tanor Dieng ci jamono ji dafa nekk ci position bi ko arrangé wut ginnaaw ay weer ñuy waajal congrès parti socialiste mu gis ne ci boppam leadership am dafa menacé wu. élection législative yi ñu génn li mu wone mooy limu député socialiste yi ci assemblée wàññeeku na. jóge na ci ñaar fukk ak benn toll tey ci fukk ak juróom ñetteel bi mooy parti socialiste ay la yéwén ñi ngi doon xaar ci gouvernement bi nga xam ne formé nañ ko bu yàggul ñu dolli leen lu mu bon ñaari poste ministère loolu yëpp nag mu xaw a wàññi tuuti doole Ousmane Tanor Dieng ak ndëgër laayam ba nga xam ni Barthélémy Dias ci la bëgg sukkandiku pour ni kat foofu mu toog man soxla naa ko tey
bi Tanor ak ñi mu àndal loolu lañ gëm ne ñoom ñoo ëpp doole ci parti bi boo xoolee résultats yi ruusee ci élection législative yi donc gëm nañ ne rek war nañoo mën a jël dogal bi mais li nga xam ne moom la ñu war a def mooy tey ci mbir mi parce que booy génnee nit ci parti da ngay xool ki ngay génne kan la. loolu nag boo ci dollee li nga xam ne gis nañ ko barki démb Kaolack nga xam ni ñu ay ñoñu xalifa daje nañu wàcc ci mbedd mi ne dañuy firndeel seen jàppale xalifa te ni nag dinañ ko def fépp ci biir réew mi. li ni mel nag mën a doon explication bu secrétariat exécutif national bu parti socialiste ginnaaw hésitation bu bëri nag jot nañu ndogal bureau politique bu parti socialiste mën a statuer ci cas Khalifa Sall ak i ñoñam wante ñu jàpp seen dàq lu risqué la. bu doon sax ay ñoo xam ne amuñu ndombal tànk bu ni mel mën naa comprendre mais ñu ni mel mënoo wax ne amuñu mbooloo parce que quand même ñi nga xam ne mooy Khalifa Sall ak ñi mu àndal élection législative yi gaa mën nañu wax ne dañ koo perte mais boo xoolee élection fal maire yi ñoom ñoo ëpp doole ba ci élection yi nga xam ne moom lañ doon def au conseil collectivité territoriale ñoom ñoo jiitu woon donc. lii di Aïssata Tall Sall ñoo dàqalu seen bopp ci parti socialiste bu ñu sukkandikoo ci secrétariat exécutif national bu parti socialiste wante pour kii di Momar Diong position bi ni mel dañ ko jël ngir baleel yoon wi kii di Ousmane Tanor Dieng. APR moom ca diwaanu ko Guédiawaye ña nga cëpp xiiroog ngaayoo rawatina kon ndaw ñi responsable APR yu Dalifort ñoom neneen la ñu gisee ndaw ña nekkee foofu dañoo joxoñ baaraam coordonnatrice ba daal di koy xamle daal ni na mu yoree parti bi baaxul jege ñaa lay awañang xamle ne ñii dañu leen a bëgg a tardel ak kii waxi kasaw waat fànn bu ne nag janoo nga ak waaye taskatu xibaar yi Salif Sow. ki jiite APR ci diwaanu Dalifort kàddoom nekkul te ñëpp ñoo koy déggati am na ñoo xamante ni ay farandoom lañ waaye bokk ñoo moom gis-gis ñoom nee ñu soxna si nu mu yoree parti bi fii da koy yàq looloo waral ba seen président lañ jagleel seen i kàddu di Macky Sall. Awa Niang président privilégié ko pour mu dimbali population Dalifort président def ko deuxième questeur à l'Assemblée nationale. mais ban ko defee ñun dañu defoon ni moom bu ko président defalee loolu dina jël li nga président defal retourné ko ci askanu Dalifort mais non. dafa jël moyens yi nga xam ne moom la ko président jox parti bi di ko xeexee Awa Niang ñoo suur ci moom doyal ci moom parce que nekk na nit ka nga xamante si nii bëggul population Dalifort dundalul Dalifort day dundee Dalifort def benn meeting am ni day remplacer la responsable des femmes Fatmata Matar Ndiaye mais loolu parti bi cautionné wu ko parti bi validé wu ko te ñun c'est le président Macky Sall qui nous intéresse li ñuy xamal nag président mooy bu jugul ci lii 15 mois moo des ci élection yi Awa Niang ñun suur nañ ko tey suur nañ ko ëllëg. farandoog Awa Niang yi ñoom it tontu nañu ñoom nee ñu dafa am ñu nekk ci ginnaaw xale yile ngir yàq parti bi ci diwaanu Pikine. ki nekk seen ginnaaw responsable la responsable politique bu ñëpp xam koo xam ne bëgg naa tas département parce que commune bu mu gis jàmm a ngi fa wala commune bu mu gis ne jàmbaaru président Macky Sall mu ngi fa mu jéem faa dugg tasaare ko di ut ñu muy fal waaye nag na xam ne fii dalul. mooy Abdou Karim Sall ku ci nekk rek sa problème personnel la parce que kenn du ne parti bi moo ma jox lii Awa Niang ne du ma ko jox wala nga ne parti bi moo ma defal lii Awa Niang ne du ma ko jox ñun Awa Niang mooy suñu coordonnatrice tey ak ëllëg ndax président Macky Sall moo ñu booleeg moom te yaakaar naa ne defu fi wala mu wax fi lenn luñ ko mun a jëlee fii. Dalifort APR jaxasoo am na fa jaxasoo bi moonte ñu ngi ko seetlu ci ëllëgub ndam bu ñu am ci élection député yi weesu. mi ngoog ci wàllu xibaar ba tey ji Sénégal jàppale ni kon léegi mi ngi ci biir conseil des droits de l'homme ci kon diirub atum 2018 jàpp 2020 loolee nag dogal bi kon tey ji la rot gannaaw ni téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti poñ d'accord nañu kon ci lu ni mel kuréel googu nag xam ne nañu ni lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari réew kon ñanga ca te waxtu wi ñanga kon seenuk dal fële ca Genève danañu tàmbali boobee liggéey benn fan ci weeru janvier atum 2018 tournée politique moom lay amal jëwriñ ji ñu dénk kon wàllug bi réew mi diggante Guinée Mauritanie Mali jàpp Gambie réew yooyu ñu dendal wan njàngat la ñu ci mën a am gisee nañu ak diplomate bi di Seydina Oumar Sy mu rafetlu boobee taxawaay xam le ni yenn saa yi ñooñee ñu sësal rek diggante bi day xaw a ñagas wala ñu bàyyi yoo xamante ni waru ci woon a dugg te mën a yàq ëllëg kon doxantu réglé ko baax na ci ab doxub nemmeeku le ministre des affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais de l'extérieur daal di amal ci ay dëkk yu ci mel ni Mali Mauritanie Gambie
Cap-Vert wala sax Guinée-Bissau ñu jàpp nag dox tànk yooyu le dafay gën a rataxal diggante dëkk yooyu le di ki li mu def ci ndigalu président lu rëy la lu baax la nañ ci wéy waaye nag nañu ci muñ itam parce que xëy na ñoom am nañu ay naqar wala am nañu mer bu nu denc foog nga toog ak ñoom wax ko exactement sa mer lu ko waral ngeen waxante seentu bokk ay weer normalement ay weer war nañu gis njëriñu démarche bi Sidiki jéego bi mu def ci ndigalu président. ci fàttali nag Sénégal ak dëkkandooyam yooyu nag yenn say ci wàllu diplomatie day am ay ñàkk déggoo waaye ñu jàpp ne ak lii ñu tàmbali tey du ñàkk ne ñu am ci ay résultats yu daal di baax. dëkk yooyu nga xalaat yëpp ñoo bokk frontière seetal Mauritanie seetal Gambie seetal Guinée seetal Mali seetal Guinée-Bissau ñoom ñëpp ñoo séq benn frontière donc war nañu sàmm sunu diggante ak ñoom ni ma la ko waxee rek ci njëlbeen bi dëkkaale jàmm moo ci gën te wax dëgg yàlla soo seetee mënuñu wax ni at yi weesu jàmm moo dox toujours sunu diggante ak ñoom. ñu seetluwaat ni Sénégal bëri na lu muy lëkkaloo ak i dëkk yu mel ni France wala sax Turquie wala Maroc diplomate bi jàpp ne loolee lu war la ndaxte diplomatie buñ ciy wax tamit ku nekk da ngay xool sa intérêt fi mu féetee. diplomatie intérêt moo ko lal mun la wax ni waaw Mali ngi fii Mauritanie ngi fii nga tëb dem Maroc dem tëb Turquie dem tëb Chine France waaw parce que intérêt Sénégal mooy amanteeg ñoom ay relation yu dëgër. kii ci tànku jàmm yi nga xam ni suñu ministre des affaires étrangères mu ngi koy dox jëmale ko dëkk yi nga xam ni ñoo bokk frontière ngir gën a rataxal seen diplomatie. ngir seeni ñaxtu nguur gi daal di ci taxaw SAMES xamle na ni dana am plan d'action di sàkku gaa ñu déglu ko syndicat la boo xamante ni ma nga ëmb ak docteur syndicat autonome des médecins du Sénégal ndajama ca Ndar la woon foofee it wax nañ fa seeni jafe-jafe waaye it woon yoon la ñu war a mën a jaar ba safara ko rafetlu it ñëw ko jëriñ ju bees yi ñu dénk wàllu ko wergu yaram docteur Boli Diop secrétaire général bi ci micro Ousseynou Diop Habib Seck. biñ ko xaymaa gis nañu baax am na yenn région ba léegi bu ñuy xool amuñu yenn spécialité te tey bu ñuy wax couverture maladie universelle dañoo war a am d'abord lu njëkk moom mooy ñi war a faj nekk fa boo demee ay région yu bëri yi nekk ci yi wër Sénégal lu mel ni ay Matam ay Sédhiou ay Kolda di nga gis ni dañoo raflé ay médecins spécialistes ñooy nag loolu nag nekkul en tout cas luy mën a doxal système bi. depuis 2014 ba léegi gouvernement Sénégal ak SAMES signé woon nañ ay accord yooyu nag muñ koy matérialiser amoon na ci ay jafe-jafe. lépp lu ñu waroon def ngir am une paix sociale ñun taxaw nañ ko def nañ ko mais ñu ko séqal li ñu remarqué mooy ñoom def en tout cas jëmuñu ci sens boobu moo tax tey fu mu nekk nii. SAMES di wax en tout cas tous ses membres que ñu fu mu nekk nii préparé taxaw parce que ci réunion bi dañ ci élaborer benn plan d'action boo nga xam ni moom mooy tax ñu atteindre suñu bëgg-bëgg yu ñu war a séq ak gouvernement bi. waaw SAMES ci ay waajtaay yëngal la wàllug tux mi bëgg nañu lool mu dellu ginnaaw ci réew mi loole nag média yi dañu cee am solo ndaje mu ñu amaloon tey jii la ñu ko fésal ndax gone yi rek boo leen jëlee diggante fukki at ak benn jàpp fukki at ak ñaar téeméer yoo ca jël ñaar fukki yi ña ngay tux xale yu jigéen ñi ñoom téeméer boo ca jël fukk ak benn ña ngay tux te loolee faaw ñëpp jàpp ci suñu bëggee mu deltu ginnaaw docteur Oumar Ba moom ci boppam la ñu ci teewlu moom coordonnateur programme boobu. ci micro Mame Biram Diouf. def nañu ay enquêtes yu wone boo jëlee téeméer ay xale yi nga xam ne école ay collégiens école âge du 11-12 ans 20% yi dañuy tux góor 11% yi jigéen dañuy tux sénégalais 11% góor yi dañuy tux mais loolu c'est grave mënuñu toog di seetaan parce que loolu bu ñu xaaree fu ñu jëm lan lañ am lu dul suñu xam-xam lan mooy suñu xam-xam mooy suñu population mooy suñu génération yi
donc ñun ñëpp dañ ci war a jàpp pour que loolu mu dañ loolu moo war ñu def avertissement sanitaire def signalétique yi changer paquet de cigarette def te ay natt yi nga xam ne day wane ay feebar yi nga xam ne cigarette moo koy jox doomu aadama kuy tukk c'est prouvé partout donc moo tax ñu def ko ak lii aussi mooy yéen ñi nga xam ne ay décideurs ngeen ñu toog diisoo ak yéen ngeen xool nu ñu gën a jàppalante ci suñu biir pour tux cigarette kuy tux cigarette mën na la rek mais ku tuxulu si cigarette mën na la indil ay jafe-jafe parce que wax naa leen sànq 700 000 personnes dañuy dee cigarette moo leen di def te mosuñu tux mais fu ñu ko jëlee dafa am pour tux ci seen wet donc c'est un problème important ñi nga xam ne il faut qu'on prenne ça ñu bañ ko banaliser. cinéma ak film félicité bu réalisateur bi di Alain Gomis qualifié ci Oscar du cinéma 2018 fële ca États-Unis loola waral jëwriñ ji ñu dénk wàllu aada ak cosaan janoo ci ak waaye taskatu xibaar yi Abdou Latif Coulibaly xam ne ni lépp lu war ci Sénégal ngir mu taxaw ca ba ñu jëlee ndam ca ndaje mu ni mel danañu ko def nguuru ko Sénégal dana ko gunge ba daal lañu cay séntu ci boobee film gannaaw raaya yi mu jot a jël ñu teg ca loxo fële ca États-Unis Mame Biram Diouf. film bi di félicité réalisateur bi di Alain Gomis def ko liggéey bu am solo bu mu ci def Mamadi Gomis nag waral li lépp. avec Félicité finalement c'est que c'est son. Félicité doon na film gu wuteeg yeneen ndax ñun dem nañ ci ak sañ-sañ ci li ñuy wax ak ci la ñuy wane ca ndorteel nag dañ doon def rek di wax li ñu gëm moo tax li ñu ci amit ci ay ndam ba fii ñu ak si nar a dem ci Oscar yi lu ñu bett la gaa. Voilà nous ce que on pense qu'on porte et qu'on peut faire au mieux. Bon on est surpris de voir que ça a un tel écho en fait. laata ñuy amal nag cérémonie Oscar yooyee am yaakaar Sénégal kon am meilleur prix film en langue étrangère nit ñi dinañ leen gën a xamale ak film bi di Félicité. Toutes sortes de soutiens sont les bienvenus pour faire grossir petit à petit. képp ko taxaw ngir jàppale ñu gunge ñu ci ubbi nañ ko suñuy buntu bu weesoo ay projection ak liggéey gu ñu nar a def fii ci biir Sénégal ci États-Unis sénégalais ya fa nekk africains yi ak mbooleem communauté du cinéma ñu ngi leen di woo ngir it ñu gën a xam film bi ak dayoo nga xam ne ni am na ko. Vous donner comme on dit de quelque chose qui grossit au fur et à mesure voilà c'est ça. nguur gi nag jël na matuwaay yëpp ngir film bi di Félicité lañ ca bëgg ci ndam foofee ca États-Unis ñu am ko. méngale ko ak projection bi nga xam ne dañ koy def États-Unis mooy wone États-Unis le 9 décembre danañ wone film bi wone boobu nag bokk na ca la nga xam ne muy dëgëral suñu nekkuwaay foofa ca Los Angeles ci guddi mois de mars 2018 boobu bu ñu woogaay di ngeen ko seetaan canal Horizon xam naa man at mu jot naa ko ci seetaan day guddee lool da nga gis ñu woogaay ñu wóor ñu naan da nga dem ñu ne Alain Gomis Sénégal tout réew Sénégal foofu rek lu am loolu am distinction yu bëri bokk na ci étalon d'or bu Yenenga bu FESPACO ak it os d'argent bi mu amee ca festival bu Berlin teewul Félicité di wéy ngir àdduna bi yëpp xam njëriñ nga xam ni moo ci nekk nara am yeneen raaya. nem ca yëmbal noor Félicité googu ñu ñaanal ko kon yeneen raaya laata ñoo wutali yëmbal noor ak foofee askan wa nekkee ca boor ya ñoom nag amoon nañu loolay jafe-jafe ci wàllu ko mbënn mi am na liggéey yuñ ci def waaye tey jii la leen sonal mooy entretien bi jëmale kon ca yooyee kano ndax gaaña dañuy wéy di fa sotti mbalit ba tax kon yëf yi dootul dem loolaa tax projet vivre avec l'eau juk Salif Sow lañ fay fekki ci bërëbu fajukaay bi atum mi yëpp juróom benn weer képp la fi gaañi daan dugg loola mu doon fàttaliku boo xamante ni neex na loolu docteur bi fi. taux de fréquentation bi fay gën a bari puisque poste bi rek bien vrai 14 quartiers la ëmb mais ya ngay gis ni ñuy dëgg ba caaro fu nekk dañuy ñëw fii di faju si. maa ngi toll nii dinaa am maximum 90 malades par jour. féexit la ñu def ñoom ñi nga xamante ni ñooy yeewoo ci bërëb bi fii. yàgg nañu noo dig fii fukki at ak ñaar noo ngi taa fii mosuñu fee mën a toog. jaabi bi loo ñëwee nag wax dëgg yàlla ca la nu mën a toogee fii ba saa boo xamee ne taw na ba sewet nu toog fii kon projet boobu nun noo ngi leen di sant bu baax. waaye jafe-jafe am na ndaxte liñ fi liggéey seetlu nañ ci biir ay mbuus ak i kawsu bu yàggee dafay fatt canal bi ba bërëb ba di taawaat waaye ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee comité de gestion bi fii dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci liggéey bi. ngir mu bañ a yàqu. sama siège laay jël teg ko fii ci kanamu grille bi ku yor sa ndox ñëw segg ba tuur ndox mi d'ailleurs sax canal bi ndoxu eau usée taxu koo jóg. eau pluviale moo ko tax a jóg. jéem a waxtaan ak population yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk tout autour canaux yi
parce que ñoom ñoo fiy sotti mbalit mi boobaa nag ñun après ñun dinañu ñëw ak suñu équipe technique. li ni mel fas yéene nañ ko def ci bërëb yi taa yu bari yi nekkee ci banlieue bu Ndakaaru wala sax ci yëpp koppar yi ñu fi def fii mën na téeméeri million. laaj na ñu xool nu ko mën a defee ci yeneen gox goxaan yi ay solution la yoo xam ne du solution yu rëy a rëy ba pare du coûter cher trop donc te day régler ay problèmes définitivement. projet bii ñu tuddee vivre avec l'eau tax na sax ba am na ay bërëb yoo xamante ni amaan nañ ca gox wa ndax ginnaaw ba ñu tojee kër ya ak xàll yoon yi looloo war a sax ba am na benn école primaire boo xamante ni ñu ngi ko fiy tabax li ñuy woowee maraîchage di bay mbayum ndërit am na fi mu doon lu neex loolu soxna yi fii. mbirum école ñu wax ci école bu Barkédji ñoom jot nañu benn lot matériel bu am solo association pour le développement de Barkédji ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lëkkaloo ci ak benn kuréel fële ca France bañ ko tegee seen loxo nag xam ne nañu ni danañu sàmm lu ni mel Mouhamadou Bassirou Ndaw sous-préfet bu Barkédji moo ca àddu ñu teewlu ay kàddoom. kontaan nañu ci ADEP ndax wane nañu seen jàmbaar wane nañu seen fulla wane nañu ay xale yu set loxo lañu. yu xarañ lañu yu bëgg développement Barkédji te wan nañ ko tamit ci occasion yu bëri muy ci forage muy consultation gratuite ba tey ñu indi lu mel nii di gërëm waa échange solidarité comme ni ko tur bi waxee échange solidarité def ngeen tey loo xam ne ak ADEP suñu xol sedd na ci. maa ngi ko sous-préfet bu Barkédji taxaw fi kon ci xibaaru ngoon gi ci simili yu néew rédaction bi dina dellu si bu boobaa ak Cheikh Tidiane Diaw lay doon ñaanal leen kon ngeen luy di ànd ak programme télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.